auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Alquran la xam nga aujourd'hui on pense souvent que la religion regarde vers l'arrière, vers le passé je veux dire, alors que la technologie regarde vers le futur. Erreur boo xam ne ñu bari ñu ngi koy def ci seen ay analyse la, dañuy tudd religion rek sa xel day daj ne religion concerné wul li nga xam ne moo ngi ñëw mooy futur. ñenn ñi yaakaar ne religion soit passé la concerné ak présent, mais technologie moom ak avancée bi chaque jour muy gën di yokk. Et si c'était l'inverse, nee naa la est-ce que nekkul ne inverse bi moom moo am, mooy le contraire de ce que l'on pense. Est-ce que nekkul ne religion moom moo prévoir lépp, mais loolu boo ko def da ngay basé wu ci alxuraan bi nga xam ne yàlla moom moo wax ne téere bi bàyyiwul dara. Donc mbooleem loo gis ci àddina ci avancée technologique bi nga xam ne am na, wala intelligence artificielle bi nga xam ne nit ñi di nga koy utiliser di ci def lépp, mu mën a jàng alquran ba di ko tajwidee noo xam ne ki nga xam ne dafa jàng tajwid te doomu aadama sax mënu ko. ñu bari loolu moom moo leen di dugal ci erreur bañ yaakaar ne technologie moo gën a prévoir futur que diine ji ñi nekk, te inna diina inda llaahi islam, loolu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko. est-ce que sax nekkul ne texte yi nga xam ne am nañ lu mat 1400 ans, lu ëpp junne at ak ñeenti téeméer, est-ce que nekkul ne ñoom ñoo tracé yoon wi? alquran laa lay wax nag ne est-ce que nekkul ne moom sax moo tracé yoon wi ba tey avancée technologie yi nga xam ne am na te dafay kanam la jëm? est-ce que nekkul ne ñooñu sax ci alquran lañ sukkandiku ba def lu ñu mën a def? boo teewlee vidéo bi ba mu jeex di nga gis jàngat ban lañ ci def ak ban dégg-dégg lañ ci am. loolu lépp nag dañuy analyser aaya bi, mooy sanurihim ayatina fil afaq, mi nga xam ne mi ngi ci suuratu Fussilat. parce que tey dañoo toll foo xam ne ton téléphone peut devenir ton nouveau chapelet. sa téléphone mun na nekk sa kurus wala sax lu ko raw. sa kaamil day nekk ci sa téléphone. xadis yi nga xam ne moom lay nit ñi jàng, arbauna xadis, muxtaarul xadis, sahih Buxaari, sahih Muslim, wa ma ila dalika min al kutubi, yooyu yépp tey nit ki mën na ko am ci téléphone am. ñu toll ci jamono boo xam ne nag l'on ne se demande pas si la technologie est bonne ou mauvaise, mais comment je vais utiliser la technologie. du ñu concentré wu le plus souvent ci technologie naka la ñuy mën a yàqal, waaye ñun li ñu xalaat mooy naka la ñuy def ba mën a maîtriser technologie. maîtriser ko moo gën ñàkk ko maîtriser, xam ko moo gën ñàkk koo xam, waaye xam ko xam noo koy utiliser ci boobaa la lay jariñ. buñ fàtte ne Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne lenn lu nekk nga xam ko moo gën moom nga réeree ko. donc la question qui se pose est comment utiliser la technologie pour ne pas perdre notre âme dans les algorithmes. naka la ñuy fexee ba technologie yu bees yi, xarale yu bees yi ñëw du ñu dugal ci guuta? naka la ñuy fexee ba féey ci géej gi di napp ci jën yi, di voyager, di jariñu ci ay ressources am, mooy mawaare di fa am, te bañ ci lab? parce que technologie nekk na mbir moo xam ne mun nga si jariñu, mais mun na nekk géej gu lay labal, géej gu lay may jën la, géej gu lay may ay ressources la, gu lay may or la, gu lay may pétrole la, si je me suis fait comprendre. waaye tamit géej la goo xam ne mun na la labal léegi-léegi, mooy mun na la sànk. donc c'est la raison pour laquelle on pose une question qui dérange autant qu'elle passionne. mooy question boo xam ne ni muy gêner nga xam ne mën nga ko laaj nit mu tiit wala mu sokewu, mais mbir la moo xam ne kenn ku nekk war na def yitte pour xam ci dara. question bi lan la? donc la religion est-elle compatible avec l'innovation technologique? Est-ce que religion
bi ñu nekk diine ji méngoo na ak xarale yu bees yi nga xam ne ñëw na. maa ngi ñëw. am na ku mën a ñëw ne la on peut parler de l'spiritualité en 2026 alors que l'intelligence artificielle domine notre monde. tey est-ce que nit ki mën na wax spiritualité, nit ki nu muy def ba dund tasawuf man ko nu muy def ba gën a jege yàlla, nu muy def ba yokku dégg nga ak ngëm yàllaam, xam-xamam, jàngam, lépp loo xam ne ci diine la aju, alors que technologie bi avancé boo xam ne kenn mucc si ñi fàtte. am na benn ponkal bu daan wax naan on vit dans un monde où il faut s'adapter ou disparaître. dañuy dund ci jamono boo xam ne dangay ci adapté wu, maanaam dangay jëfandikoo yi fi nekk wala yow doo fi nekk, doo exister, doo am, sa dund du am njariñ. Par exemple, si je prenais quelqu'un koo xam ne dafa wax ne je vais me passer du téléphone, man dootuma utiliser téléphone, na ko nit wax, kooku dundam imaginer leen ko naka lay mel. tey danga dem ba nit ki day julli teg téléphone bi ci côté am, bu ko yàlla dimbaliwut sax dana sujjóot bés touche d'alimentation bi wala touche alimentation bi pour xool ban heure moom moo jot. wala nga teg sa téléphone yaa ngi seetaan lu amal solo, yaa ngi julli bëggoo dara raw la, bëggoo pause ngay julli di suivre loolu moo tax ñuy laaj est-ce que nit ki ni téléphone num ñi nootee, nga xam ne am naa benn nijaay boo xam ne ñu ngi koy nuyu, day wax ne gisut li téléphone yàq leneen lu ko yàq ci àddina. donc mooy li ma doon wax, boo tourné ci alquran rek da ngay xam ne le Coran n'est pas un livre du passé, c'est une boussole vers l'éternité. waxuma la vers le futur de, vers l'éternité. alquran lampe bu lay ñiital la boo xam ne minal azali ilal abad la, ba ko yàlla wàccee ba bay àddina du tukkee dafay nekk lampe buy ñiit. moo tax yàlla ne nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, mooy sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim jusqu'à ce que leur devienne évident que c'est cela la réalité. dinañ leen wan suñu ay suñu ay kimtaan, suñu ay màndarga ci goxaan yi ci àddina wërngal këpp ba ñu xam ne ndekk lii nii moom mooy dëgg ji. donc al afaq yow mi jàng, ça parle des télescopes, l'exploitation spatiale, nit ñi dem, astronautes yi dem yi dem, yooyu yëpp découverte yi nit ñi def. Christophe Colomb découvrir Amérique, Magellan faire le tour du monde, yooyu yëpp al afaq dafa nëbb loolu lépp. kawaaki bi am ci àddina bi al afaq buñ ko waxee day dugal lépp. donc plus nous découvrons la complexité du monde numérique, plus nous découvrons la perfection du créateur. ni nga koy seetloo booy xam-xam xarale yi doole ju mu am, soo ko xoolee te ngay jullit di ko seetlu ci man-man ab yàlla kàttanam nga màggaayam rek la war a delloo. création yëpp day mun na dellu si bu dee jullit moom moo góorgóorlu ba def ko, te yii yëpp jullit ñi ñoo ci waroon a jiitu. day dellu ci xadis ba man sanna sunnatan xasanatan, ku def sunna bu rafet yool bi ñeel na la, yoolu ko jëfee tamit ñeel na la, donte moom du perte dara ci lu mu defoon. dégg nga donc défi 2026 taxaddiyaat yi mu am dafa bëri, dafa mag te kanam la jëm. parce que tey technologie day bind ay poème, boo defee discours tey da koy corriger, boo defee faute mu ne la def nga faute, dem na sax ba léegi mu ngi wax wolof. donc dans tombu bés bi nous pensons que l'innovation doit être un outil et non un maître. yi xew ci àddina jamono yi léegi wërta doon rek jumtukaay bu ñuy jëfandikoo, wërta doon rek sunu maître di ñuy diri fu ko neex yóbbuñu, waaye dafa war a nekk benn matériel boo xam ne dañ koy jëfandikoo pour nekk ci li ñu yàlla sant. donc diine du la teree avancé, mais sur diine l'islam laay wax nag, du la teree avancé mais daf lay avancé loo ci jàmm saa nga réer.
donc ma koy répéter, la religion n'est pas un frein au progrès. diine terewul a avancé kenn, diine l'islam terewut a dox kenn doxinu jamono. lan lay def? Elle est son garde-fou éthique. La religion n'est pas un frein au progrès, elle est son garde-fou éthique. diine nekkul ne mooy tere avancé kenn, diine l'islam ji boo ci ngoyee waaye moo lay permettre ngay dox am lu lay aar, nga am équilibre, di dox ci yoon wu leer te jub, am mustaqbal bu rafet te du tax nga réer. Donc être curieux aujourd'hui, c'est avoir un smartphone dans une main et un chapelet dans l'autre. Maanaam les smartphones, je veux dire, et les chapelets vont de pair. ñoom ñaar li may faral di wax toujours ne nit ñi dañuy former duel là où ils doivent former des duos. maanaam ki nga xam ne da nga war a ànd ak moom ngeen def lu rëy ci lu baax, luy jëriñ askan, luy jëriñ seen réew, kooku moom ngay jàkkaarloo moom di dóoranteeg moom. yow doo avancer, moom doo avancer, li ngeen war a avancer loo muy seen réew doo avancer. donc bu fekkee yow technologie bu avancé, réseau yi di takkarnaase, innovation yi di gën di bees, di gën di efficace, di gën di am faaliya, lan nga ci jëriñu yow jullit bi nga xam ne yaa ngi may seetaan, ak ban jàngat nga ci am? maa ngi koy xaar ci commentaire yi.